salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki àdduna bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen a ngi seen site bi ñu woowee Widish Vision donc tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy docteur Amady Diop dirigé clinique bi ñuy woowee Bill Bassi nekk ci diwaanu Médine laata ñuy dugg ci waxtaan bi nag ni may def rek dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a dugg directement ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi docteur Amady Diop ñu ngi lay nuyu. merci Pipa maa ngi delloo nuyu bi jërëjëf comme il a dit man docteur Adama Amady Diop laa tudd maa ngi médecin chef clinique Bill Bassi fii ci Mbour. waaw docteur Diop damay dugg rek directement sur le vif du sujet fan yi passé sa clinique bi nekkoon na au devant de la scène ñëpp di ci wax ñoo ngi fii sa biir clinique bi maa ngi rappelé ne waxtaan wi ñu ngi koy defee fii ci biir clinique bi donc ñu wax ne. am na benn cas boo xamante ni kaawu corona la bu am fii nga xamante ni mooy ci clinique bi est-ce que loolu am na. Pipa jërëjëf loolu amul ñun nag nous sommes une clinique am nañu clinique dañu liggéey personnel de santé la am nañu benn cas suspect mu suspect mooy nu ñaaw njort ci moom feebar boobu la am bu ñu ñaawee njort nu isolé ko woo nan ngeen ñaawee njort ci moom. dañu ñaaw njort ci moom parce que bu mu ñëwee dañu def benn système de sécurité un dispositif sécuritaire ci bunt bi ki ñëw am na ki taxaw foofu jël sa température seet est-ce que sa yaram dafa tàng walla tàngul laaj la quelques questions boo tontu am ci en fonction de tontu boobu nu ñaaw njort bu ñu ñaawee njort nag nu woote docteur ñëw seet est-ce que yow confirmé na ñaaw njort boobu nu isolé la woote cellule alerte bu yëkku kam numéro bu ñu am ñun yëpp woote et puis ñoom ñëw toppatoo cas boobu. kon ni ñu ko waxee ne donc clinique bi amoon na benn cas ba maanaam ñu fermer ko tëj nañ ko personnel bi aussi dañ leen mettre en quarantaine loolu kon amul. loolu du dëgg. loolu c'est une désinformation c'est une information qui n'est pas justifiée amul musul am ñu ngi liggéey depuis lors ñun yëpp man ak sama personnel yëpp ñu ngi fii liggéey amul clinique bi musuñu ko fermer ñun tam ñu ngi fii ak sunu njaboot ak dañu dem ñëw liggéey continuer def sunu liggéey comme d'habitude. waaw information bi mu jógee. dëkk bi ñi koy dégg ak des choses comme ça am na nu ñu ko jëlee est-ce que abordé nañ la est-ce que laaj nañ la. depuis lors ñun aussi rumeur boobu dañu ko dégg am na ñu bëri sunu patient sunu Abdou Diam yëpp sunu parents ñu ngi woo partout man sama téléphone du noppi ñu ngi woote pour laaj est-ce que loolu dégg la est-ce que loolu am na est-ce que loolu sama personnel aussi la même chose ñu ngi leen woo un peu partout. pour laaj leen est-ce que loolu dëgg mais du dégg et puis amul daal mais est-ce que amul lu mu la yàqal en fait. yàqal na ma bu bari parce que bon xam nga rumeur bu demee bu xesee génn rek yu bari dañu ci interpréter am na kii wax lii keneen yu wax lii am na même dégg naa ñu wax docteur Diop moom dafa feebar dañu ko yóbbu Dakar dafa gravement atteint bon loolu yëpp dégg nañ ko mais maa ngi nii. maa ngi leen nuyu yéen yëpp sama clients yi sama patients yi maa ngi ak yaayu xale yi bu ma bi habitude faj maa ngi leen nuyu maa ngi leen sant maa ngi ci jàmm maa ngi fii man ak sama personnel clinique bi mosuñu ko fermer ñu ngi liggéey. am na ñuy wax sax ne sa personnel bi am na ñoom it dañoo nekk en quarantaine kon loolu it jàpp nañu ne dara loolu moom vraiment ñoom yëpp ñu ngi fii ñu ngi ci jàmm am kenn nekkul quarantaine non seulement clinique bi fermé wuñu ko mais aussi personne n'est en quarantaine parce que cas suspect la cas suspect nag xam naa moom toutes les structures sanitaires du Sénégal actuellement sont en qui-vive dañu malade bu ñëwee le premier type dañu ñaaw njort mais ñaaw njort parce que am na quelques critères am na mandarga bu ñu amee dañu ñaaw njort ça c'est normal parce que suñu liggéey la bu ñu ñaawee njort nag jéem a jël les dispositions nécessaires pour malade boobu mun a xam feebar bi et puis mun a ko toppatoo faj ko yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu
c'est tout parce que am na structure fii ci pays ñun ñëpp xam nañu Dakar Touba wala bon am na yeneen lu ñu bëgg a ubbi foofu la ñuy faj cas coronavirus mais ci clinique amul benn clinique fii ci Sénégal fu ñuy faj coronavirus. waaw c'est ça. il faut que nit yi xam ko. kon sa malade yi daan ñëw ak yu mel noonu ñi ngay traité ak yooyu mën nañoo ñëw ba léegi amul benn danger. vraiment maa ngi leen ñaan vraiment ngeen bañ a ci am benn xalaat ñun ñu ngi liggéey lu ngeen bàyyi woon foofu démb mu ngi fii ba léegi ñu ngi fii liggéey et toutes les conditions sont vraiment prises toutes les conditions sécuritaires sont prises pour que malade bu ñëw fii nu faj ko ci jàmm gën delluwaat ci jàmm mais amuñu fi benn cas de corona. tey soo doon ñaax taskatu xabaar yi. ci information ci corona loo leen di wax. loolu de vraiment man dama leen ñaan daal balaa ñuy génni information parce que vraiment nous sommes dans une période de crise nous sommes dans ci benn période xam ne nit yëpp dañu tiit dañuy jaaxle. balaa ngay génni information nga dem seeti information boobu source boobu foo mun a am lu leer nga wax ko mais doo jékki-jékki rek nee na clinique ci benn mbuur fermé neen ko personnel bi yëpp quarantaine loolu vraiment loolu désinformation la loolu day tiital nit yi loolu day indi aussi jafe-jafe ci problème santé parce que ki ko dégg feebar nekk sunu malade du ñëw toog kër ga bon mara détaillé am na yeneen affaire mun na ci. mën na ko dal mun na ko dal. parce que mun na feebar mu toog ragal ñëw après bon beneen affaire dugg ci. waaw kon daal mais information balaa ngay ko jox nga dem ci leer nga laaj. après nu wax la lu ci leer nga wax ko mais du jékki-jékki rek wax nii tiital nit yi vraiment loolu. nu dimbali ñu daal ñu ci dañu tiit ñu bañ a yokk suñu tiita mais ñu jàpp ne aussi du yow rek yaa fi yor clinique wala gëstu nga clinique yi fi nekk yëpp amul benn clinique bu ñu tëj. benn clinique tëjul Mbour c'est ça le danger parce que man bu ma ko déggee dama ko dégg lu nit yi déggee noonu laa ko déggee ma xalaat ci dimee ban clinique la ñu tëj fii ci Mbour bon bu ma seet laaj collègue yi amul benn clinique bu ñu tëj bon. et après nag nit yi commencé ma téléphoner donc yëpp dañu ñaaw njort ci suñu clinique dañu xalaatoon suñu clinique la ci loolu moo tax nu jóg nag pour déglu vraiment leeral affaire yi kon daal nañ jàpp ne clinique Bilbassi fa mu newoon position ba mu newoon ba tey mu nga fa ba léegi dara changé wul ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci affaire yooyu bon ñu ngi liggéey bon vraiment lu nekkoon fii démb moom moo nekk fii ba léegi mbokk yi auditeurs defe naa ne mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan defe naa ne kon dégg ngeen docteur Amady Diop moom laa toogal nii ci bureau d'ailleurs la ñu defee li nga xamante ni moom mooy émission bi moom ci boppam mu leeral ne effectivement affaire bi li ñuy wax naan coronavirus dafa am fi nga xamante ni mooy ci diwaan bi amul te du ci clinique am te clinique am aussi tëjul donc muy loo xamante ni kon lu leer la parce que moom moo toog nii di expliquer personnel am aussi defe naa ne am na ci ñenn ñoo xam ne ñoo toog nii muy loo xamante ni bi mu fi ñëwee aussi gis naa ne am na benn dispositif defe naa ne yéen a ngi koy gis dispositif boo xam ne soo ñëwee am na fooy jaar ñu xool sa température am na fooy raxasoo yooyu yëpp ñu di ko def ngir maanaam bàyyi xel ci li nga xamante ni mooy précaution yi ñu war a jël ci xeex bi contre coronavirus. Docteur dernière question bi may laaj nag tey lan ngay ñaax askan wi ci li jëm ci wàllu corona. ci wàllu corona de vraiment maa ngi ñaax ak askan yi nu góorgóorlu vraiment nu góorgóorlu nag parce que feebar la feebar comme toutes les maladies il faut nu góorgóorlu y a des mesures préventives ñoom ci presse bi ci autorités sanitaires yi ñu ngi ko wax bis bu nekk nit yépp xam nañu léegi lu ñu war a moytu lu ñu war a def lu ñu warul def léegi nu jéem a vraiment toppatoo consignes yi à la lettre autorités yi ñu ngi wax le personnel sanitaire mu ngi wax presse bi mu ngi wax vraiment ñu ngi leen dimbali ñu ngi leen ñaan ngeen toppatoo loolu et puis nu bañ a paniquer bu ñu àndee ak sunu xel góorgóorlu ci consigne bu ñu joxe amul problème bon feebar la comme toutes les maladies on viendra vraiment au bout de cette maladie incha allah.
jërëjëf mbokk yi kon mbokk mu doon waxtaan bi nga xam ne seq nañ ko ak ki nga xamante ni mooy docteur Amady Diop jiite clinique bi ñuy wax clinique Bill Bassi nekk fii ci diwaanu Médine donc wane ne donc lañ ci waxoon amul lenn lu ci am clinique kenn tëju ko personnel bi nekk ñu quarantaine te it nag clinique bi kenn faju fi li nga xam ne mooy coronavirus donc lenn rek amu ci kon mbokk yi yéen a ngi doon seetaan li seen émission ci Widish Vision di leen jox rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf.